tàmbaliwaat ci sant suñu borom ginnaaw bam ñu mayee am possibilité wu dajewaat tey dajale mbooloo mépp ci benn finalu tournoi bi ñu organisé woon fii ci ASC Neexle te ka ko organisé woon di morom ci ñun ñu bokk ak moom fawandoog moom defandoog moom lépp mu am idée wu jël final boobu aussi tuddee ko suñu frère Amadou Thiam di wax ni rek Amadou Thiam c'est un frère Amadou Thiam c'est un ami Amadou Thiam c'est un confident Amadou Thiam amul dara loo xamante ni daf koy yëkkati jëmale ko ci koñ bi te du woo ay moroomam ay xaritam ya nga xamante ni ñoom da fawandoog màggandoog te diisoowu ci ak ñoom final bi depuis ñu ko jëlee ba léegi yëgal ko ni moom mooy nekk parrain bi ça fait presque 1 mois ak lu teg Amadou Thiam jógul ci di ci diisoo ak nit ñi te yaakaar naa ni tey ni ngeen fekkee nii waa koñ bi taxawee ci nii ngeen war a xam ne kon suñu diggante ak Amadou Thiam diggante bu ratax la dara doxul suñu diggante altine la ak talaata bés doxu ci di wax ni rek ci turu xaritam yi ñoo ngi jël ay cant di ko jagleel di sàmmontewaat kóllëre ak Amadou Thiam di wax ne lii du lu bees ci moom parce que yàgg naa am bés yu mel nii kon Amadou Thiam bu amaatee tey bés bu mel nii tamit dañ naan plus la rek mais yàgg na koo am di wax ne rek nii ngeen ñu fekkee ñu dundee tey ñun waa ASC Neexle nii la ñu dundee chaque jour nag saa foo leen ñu fekkee ñu toog kenn liggéeyul deful dara dañu toog daje boo leen seetloo tamit ñu ngi ne Amadou Thiam moom mooy le président de l'ASC Neexle donte ne moo fi gën a doon xale keroog bañ jëlee proposition boobu teg ko ci loxoom refusé wu ko benn yoon te ma ngi ciy taxawaay ba mu war di wax ne Amadou Thiam gàcce ngaalaama di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal lim mën ren yàlla na ko mën déwén wala mën li ko gën a kawe te surtout fi ñu waxee aussi que ni Amadou Thiam c'est un collaborateur du ministre Samba Ndiobène Ka delloowaat na ko ci ASC Neexle parce que ASC Neexle ñëpp xam nañ ne seen digganteeg Samba Ndiobène Ka bés doxu ci kon dañu delloowaat cant di ko teg ci loxoy CC di ko wax ni cant yi bu demee nañu ko yeggaleel ci monsieur le ministre di ko wax ni ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que moom tamit ndaw ci bis bi kon di wax ni Amadou Thiam yàlla na ko yàlla dimbali ay xaritam yëpp ñun waa Neexle nii la ñu dundee ñun ku ñëw nii nga ñu fekkee mën ngaa ñëw ci jotaayam Neexle fekk fa ay koñ yoo xamante ni ku nekk am na fa mu jóge kon ñun ñoo ko wane loolu ñu wane nag dañ koo jëlee ci suñu ay mag suñu mag yi ñoo ko ji ci ñun ñu ñëw fekk ko ci ñoom jël loolu dond ko ci ñoom ba tey lépp lu ñu woote suñu mag yi dañ leen di gis ci kanam kon ñi ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla na sax ànd bi yàlla na bu mu doon àndi naxante kese te yaakaar naa nekkul àndi naxante kese ndax lu waay am mu neex ak mu naqari dañ ko bokk ak yow kon yàlla nañu yàlla defal jàmm defal Amadou Thiam jàmm defal ñëpp jàmm. waaw asalaamaaleykum ñëpp maa nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp di commencé nuyoo bi ak suñu yaay Mama Khady ndax nee nañ peccu liir bu neexee nday jaay jàpp sa mbagg ya Mama Khady épaulé ñu may ñu doole ba ñu agsi fii tey di ko wax mama jaaraama ndax bu ñu mënee àgg fii tey moom moo ñu ko liggéeyal di ko wax jaaraama journée bi nii rek la mën a mel parce que bés rëyut tuuti ni borom rek lay toll Amadou Thiam moo bu wootee bébé yu juddu tey sax dañuy dem parce que dafa nit koo xam ne dafa oyof yaatu yaatale fàttewul démb mukk jigéen ñun ñii di xale yu jigéen man moom dama part personnel man dama ber sama bopp gone yu jigéen ñi nga gis nii fii ci ginnaaw ñoom ñëpp Amadou am na ci ñoo xam ne dañuy jàng Amadou mu ngi leen di defal loo xam ne seeni waajur sax defalu leen ko bëggul sax ku ko xam mais xam nga nit ki bu la defaree bu baax bu amee bis boo ko santul da ngaa soxor faaw nga wax ko ma di ko ñaanal moo xam li mu bëgg yàlla na ko borom bi defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant nag suñu ministre bu baax a baax di ñaan yàlla mu yokk ba yëg ko jëm ca kaw ca kanam di wax jeunesse bi yëpp nañu takku ci ginnaawam pour jox ko mairie daara bi ndax xam naa ne bu ko yoree ku ko yorul di def lii bis bu ko yoree ñu xam ne lépp dëgg la barki yonent bi Amadou Thiam ma di la ñaanal man mii ndem diggante Sarr rek ak Thiamène la li nga bëgg yàlla na la ko suñu borom defal yàlla na nga am lu kawe sa njort merci beaucoup. waaw bi ñu jógee ci tournoi bi ñi ngi am mbégte ak contentement ñi ngi am mbégte parce que dara dàqul nga dëkk ak say nawle ak say mbokk
woote ñu wuy si la woote boo xam ne mobiliser woo kenn jox leen dara solo leen t-shirt wala jox leen xaalis waaye nit ñi sawar nañu ñëw pour fay bor parce que nit ñi nag li ma ko wax ci yoon bi rek ragaluñu kenn rawatina jolof moom ak lii sunu mbokk yi di jaay ñoo yem mooy cuuraay lu mu neex boo ko jëndee denc ko sa anwaar du xeeñ faaw nga taal ko li ngay taalee jolof nag mooy yëg boo ko yëgee yaa ko moom donc yëg na leen wax na leen ne yéen a moom jox naa leen suma bopp parce que nit bu jëlee alalam jox la desal tu la dara te sunu maam bu baax ba maam Abdou Lahad Mbacké yàlla na yokk leeram doon wax ne mënoo moom sa bopp moom sa poos moom nit ñi faa nga am loo bàyyi boo bàyyi sa poos bàyyi sa bopp di nga moom nit ñi te loolu wane na ko tey waaye fête gi li ñu ci gën a neex mooy fair play bi nga xam ne nii jeunesse su daara wane nañ ko jeunesse su daara dañu xam ci ñoom fulla xam ci ñoom fayda xam ci ñoom civilisé xam ci ñoom nangoo liggéey ba loolu tey la ñu wane ci bis bi mi nga xam ne mooy ajuma seen bisu feet ñu ñëw fii donc Amadou Thiam rusla wuñu kontaan nañ ci moom bu baax waaye mi ngi leen di gërëm waa Jolof yëpp ami d'enfance bi famille bi ak collaborateur u Samba Ndiobène Ka yëpp parce que lii nag bu amee ministre bi la parce que moom moo ñu njabootu ñun ñëpp di ñu jàppale ñun ñëpp di ñu taxaw ñun ñëpp muy nag ku man mbokkam ku man waayam surtout ci genre bis yu mel nii. lan moo tax yow nga ne teg Samba Ndiobène ci bopp mairie bi daal jamono ji dafa nekk cat askan wi. waaw dañu wax ne Samba Ndiobène Ka xaarul dara pour def dara daara jaral na ko lu ne am na ci mébét bu rëy am na ci xalaat bu rëy am na ci vision bu rëy waaye nag mi ngi fiy def lu rëy dama ne woon léegi ci defu Samba Ndiobène Ka def na lu baax biir daara dama ne mi ngi mel ni nawet nga gis taw wala nga dégg taw waru la jaaxal ab nawet boo ci déggee taw wala nga gis ca taw da caa bokk donc def lu baax wax lu baax jéem a jàppale nit ñi pour ñu génn ci li ñuy dund métit yi loolu mooy taxawaayam boobu nag mënul mën a sotti fii ak joxuñ ko lenge yu muy liggéeyee dëkk bi mooy mairie dëkk bi kon tey waa Daara Jolof jeunesse su Daara collaborateur monsieur le ministre Samba Ndiobène Ka le ministre du développement de l'équité sociale et territoriale dañu bëgg mu déposer sa candidature à la mairie de Daara pour que Daara mën a retrouver waat son lustre d'antan parce que tey ku yeewoon ñi nga xam ne ni ñoo doon xeex mairie bi mooy sunu papa Sidi Guissé mooy sunu papa Bass Ndiaye ñoo nga xam ne Bassirou Ndiaye dañ ci daj lu ne pour dëkk bi mën doon dëkk bu rëy koom-koom bi fi ne nit ñi fi nekk valeurs yi fi nekk bu ñu ko booleeg benn leader boo xam ne nii moo ñu wax le poète mage dana mën a taxaw yóbbu Daara fi nga xam ni moom lañ fa bëgg muy dëkk bu am ndëgërlaay dëkk bu am développement dëkk bu am prospérité lépp lu ñuy gis ci dëkk yu mag yi ñu mun ko gis fii te xam na ne buñ ko joxee loolu mooy taxawaayam loolu mooy giseem duñ ci am benn rëccu. waaw sentiment bi ñu animé tey mooy mbégte la ñu am bi ñu ñëwee fekkee final bi mbégte boobu nag am na fu mu tàmbalee mais amul fu muy jeexee Amadou Thiam lii bettuñu ci moom parce que nekk na ci koñ bi xale yëpp dajaloo ne ko yow yaa ñu doy pour nga jiite ASC bi. te defe naa lii c'est pas la première mobilisation boo xam ne woo nañu ci te biñ fi ñëwee aussi gis nañ ni ko ay mbokkam daree gis nañ ni ko ay dëkkandoom daree gis nañ ni ko waa Daara daree donc dañ koy ñaanal yàlla na eggali niw yoon. ngeen may ma aussi ma profité ci occasion bi pour nuyu waa kër gi bu baax a baax parce que bi ñu ñëwee ci kër gi kër la ëtt boo xam ne ñeme nañ ko lool kër la goo xam ne teraanga yàgg na fi générosité yàgg na fi. sunu papa Ndiaye Thiam ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax maire Touré ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla na la yàlla bàyyi fi ba ci kanam a kanam nga gunge xale yi di profité aussi ci occasion bi di la jaale mbokk mi nga xam ne dëddu woon na fan yële bi ñu ñëwee ci kër gi fekk nañ fi sunuy xarit ñoo xam ne yàgg nañoo bokk école muy ñoom Khady Thiam ñoom Marème donc waa kër gi yëpp wax dëgg yàlla macha allah yàlla na fi teraanga sax donc Amadou wax dëgg yàlla wane nga yoon bi parce que bi nga wootee ñëpp ñëw nañ wuyu si la parce que am na ñu koy faral di wax mën nañoo louer chaise mën nañoo louer bâche mais nit kenn mënu koo louer tey tey koo ci xool rek da ngay xam ne ñëw na ak yéene donc fi nga ko jàpp foofu la ñoo ngi lay ñaanal très bonne continuation parce que nii rek nga mën a fayee kilifa bi nga xam ne tey moo ñu bokk boot ñun ñëpp muy le ministre Samba Ndiobène Ka ndax moom lépp lu mu am bokk na ko ak waa Jolof day dox ndànk di wax ndànk
lépp lu mu am di ko joxe ci sutura di ko bokk ak nit ñi yoon woowu nag tey yow yaa ngi koy tari de fort belle manière donc wax dëgg yàlla kontaan nañu lool bég nañu lool ci final bi nga xam ne fekkee nañ ko ñoo ngi leen di ñaanal di leen wax que ne vraiment jaajëf kontaan nañ. est-ce que commune bi daal mën nañ jàpp dina xëy na peut-être jot ci yenn ci programme yi nga xam ne bokk na déjà non loolu moom am nañ ci yaakaar dama doon wax sax que ne question boobu moom xale bu ndaw sax tey boo ko laajee war na cee mën a tontu parce que Samba Ndiobène Ka tey mébétam mooy Jolof jëm ci kanam bu yàlla dogalee nag tey mu yor programme bu am solo boo xam ne mi ngi koy def un peu partout à travers le pays daara du ci des ginnaaw donc ci weer yii di ñëw ci at yii di ñëw na daara xam ne Samba Ndiobène lépp lu muy def ñoom dinañ ci teg seen bët te déjà commencé nañ ci teg seen bët ndax amul benn domaine rek boo xam ne tey Samba Ndiobène bàyyi na ko koo xam ne day jël ci poosu boppam di ko séddoo ak waa dëkk bi bis bu ñu demee ba jox ko budget nañu leer que ne waa dëkk bi duñ ci des ginnaaw. waaw Mansour li mu wax dëgg yàlla dama koy rafetlu bu baax a baax parce que dafa mel ne tey Mansour dafa nekk ambassadeur u la population de Daara demande boobu mu wax que ne une demande sociale demande la boo xam ne lu ñu mën a nangu la parce que nag nit ñi xam nañ kan mooy Samba Ndiobène Ka bi mu commencé yëngu ci politique ba léegi li mu def ci dëkk bi tey ku ko doon xayma doo fi jóge kooku nag tey bu fekkee ne ay élection ñi ngi jëm waa population Daara ne nangu nañ loolu wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu xam ne loolu ngëneel la ndax tey Mansour tey ba mu ko waxee ci terrain bi boo xoolee ñëpp dañoo jóg ne ko li nga wax dëgg la kenn ku nekk ci nit ñi dañoo jàpp que ne moom ñooñu la waxal bi mu ko waxee fii tamit gis ngeen tàccu yi mel ni tulleeg màlle donc loolu wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu di wax que nag ministre Samba Ndiobène Ka yóbbante boobu dina egg ci moom parce que moom dafay yëngu pour jëmale dëkk bi kanam pour jëmale Jolof kanam donc loolu nag incha allah demande la boo xam ne moom dina ko étudier ndax encore une fois moom dafa bokk ci parti bi am nu muy doxee mu am ay nawle yoo xam ne aussi mi ngi waxtaan ak ñoom wax dëgg yàlla dégg na ko te incha allah fii ak semaine yii di ñëw incha allah dinañ xam ban réponse la ciy apporter. gannaaw lépp dañuy sant suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne ni mayaat nañu tey ñu dellu si waat fi ñu bokk fi ñu juddoo yaroo fi màggee fi am fi bis bu mel nii bis bi demee nii mu demee loolu nag bu amee li olof Njaay di wax daf ñuy daal di dab suñu biir kàddu mooy dañuy faral di wax ne ku sant sabab doo sant suñu borom donc dañuy sant mbokk yi su ma ne mbokk yi nag yóbbaale naa ñëpp ndax ñun képp ku ñu xam-xam na ak mbokk lañu dëkkandoo gu yàgg mbokk la xaritoo gu yàgg mbokk la àndandoo gu yàgg mbokk la donc dañuy sant mbokk yëpp kenn ku si ne ci turam ak ci santam ku ñu mën a tudd ak ku ñu mënta tudd ndax lii fi am tey dama jàpp rek ne yàlla suñu borom moo ñuy nattuwaat di ñu jàngalaat àdduna ci fànn bi ndax dinañu permettre ñu xamaat suñu bopp xam fu ñuy teg suñuy tànk xam également fu ñuy teg suñu ay bët donc ci loolu nag bi ma sama frère Baba Ndiaye woowee ne ma daf ma bëgg désigner comme parrain comme ñun fii dafa am lu ñu suñu grand yare amuñu sañ-sañ def dara te tooguñu ci penc mi waxtaanee ko ci la ñu woowee xarit yëpp ñu bokk ak génération waxtaan ci ak ñoom ñu xamal nañu ne jël ko ñu ànd ci ak yow ndax dinañu permettre ñu delloo njukkal ki nga àndal muy sa leader muy suñu leader ñun ñëpp muy suñu grand frère Samba Ndiobène Ka. donc muy ak càkkuteef dox daye ci ASC bi nga jiite muy ASC donc Ñaxli est-ce que jamono ji xëy na peut am na ci nëbët yoo xam tey mën nga ñu ko wax yi nga am na ko ASC bi ñu teg solo naturellement comme ni ma ko waxee sànq rek ba ñuy jël di ñu teg ci bopp ASC Neexle jàpp naa ne du parfum bu neex moo ko waral du juddu du dara ndax ñun fii ñun ñëpp ñoo bokk lépp benn lañu donc dañu koo def ndax jàpp rek ni yaakaar war na mën a judduwaat si ñun ñëpp suñu àndee booloo nekk benn di xàccandoo di yëkkati ndoo du dóorandoo donc ci biir loolu dama ciy sant les aînés ñi nga xamante ni ñoom ñoo téye woon ASC bi ñun ñu nekkoon fi ay xale di supporter ba tey ñu màgg ñoom ñu am fi ñun confiance yëkkati ko dénkuñu ko donc ñooñu bu ñu ñëwee tey yëkkati lu toll ni teg ko suñu ay loxo ñun on se doit xool ay piste yoo xamante ne ni dina permettre ñu relever ASC bi ci aspect yëpp ci côté équipement ci côté ay prestations ci côté équipe ci côté leneen ak leneen ak leneen te loolu am naa yaakaar ci ne depuis ba ñu joxee ASC bi nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ñu ngi xool yan pexe la ñuy def ba bu Neexle ñëwaatee képp ku doon seetaani nawetaan da nga xam ne ASC Neexle mi kat yóbbantiwut dafa ñëwal boppam.
alors match bi xawoon na métti mais finalement donc gis nañu jeex na en faveur de l'ASC Deggo naka doo ko gisee tey match bi nga xamante ni match bi dañ ciy sant yàlla ndax bariwaat na bu ay xale àndee ci mbir léegi ay dënn jug ñu defee nu ñu warul defee wala ñu waxee nu ñu warul waxee mais loolee lépp tey daluñu yàlla suñu borom ci suturaam su yaatu si dimbali nañu tey ba ñu fubbal si jàmm ak ci salaam mu dogal aussi ASC Deggo gagné ASC Ruq bi nga xamante ne ni moo jóge fii ci bokk jom ñoom itamit du seen yaafus moo leen tax a ñàkk football moo ni demee football nañu li ñu war a football mais yàlla suñu borom tey côté bee la féeti muy Deggo ñu jël seen ndam ci anam bu rafet kenn xuloowul kenn xeexul donc loolu ñun mbégte kese lañ ci am lii sama mag Mansour Sakho wax sànq jëme ko ci tàllal loxo suñu mag suñu kilifa suñu leader le ministre Samba Ndiobène Ka pour que mu présenté wu ci élection municipale yi ñu jëm daf koo waxal askanu daara yëpp ndax tey li ñuy wax ku am ndekki jox la su la diggee añ nga war ko mën a gëm li Samba Ndiobène Ka dëkkee di def bis bu yàlla sàkk ci biir dëkk bi di ko def nag ci volet yëpp muy ci éducation muy ci santé muy ci social muy ci culture muy ci sport muy ci yeneeni volet mu dëkkee chaque jour di ko def loolu moo tax waa dëkk bi jatu ne benn nit wàññeeku di ko laaj mu ñëw présenté wu ci élection yii ñu jëm pour mu nekkal ñu maire ndax li ñëpp soxla tamit daara da koo bëgg mooy daara dafa soxla toutes ces commodités yi nga xamante ni yeneen dëkk yi dañu ko am jëm ci ay wàllu infrastructure soxla nañ ay tali na ñëpp soxla nañ ay pavage na ñëpp soxla nañ éclairage public na ñëpp soxla nañ également ay lieux de loisir comme ñëpp soxla nañ ay stade digne de nom comme ñëpp lii moo waral waa daara jàpp ni la personne la mieux indiquée pour que mu ñëw defal ñu loolu noonu nekkul Paul nekkul Jean le ministre Samba Ndiobène Ka li ma bëggoon nag peut-être jeexalee tey sama kàddu ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant waajur yi sant ñëpp mooy sant ki ma yàlla suñu borom boole muy le ministre Samba Ndiobène Ka ndax dañuy faral di wax ne pëccum liir bu neexee ndey ja moo téye ca mbagg ya mosuñoo yëkkati dara lum ñu seetaanee Samba Ndiobène Ka guddil nañu Samba Ndiobène Ka bëccëgal nañu as gor nag boo ko defalee ci biir néeg dafa war a génn ci penc wax ko te mag mu baax daf daa wax ni suñ la wërloowee fukki nit yu goree di wutal nga am juróom-ñeent wutal kenn koo defal mbaax ba ren di déwén génnut wax ko nga boole ko ci ñuy fukk te Samba Ndiobène daf ñoo defal baax ci biir ñun ñu war a génn ci biti wax ko te lii mu ñuy defal moom lay defal képp ku muy ànd ak te jàpp naa ne je suis une personne mieux placée pour waxal ko ñëpp kon ñu ngi koy sant gu amul fu mu yem te di ko ñaanal yàlla lii ko président de la république dénk yàlla bu mu ci yaafus benn yoon yàlla na ci def lu ci benn morom nawleem mosul def yàlla na yàlla gën a dëgëral digganteem ak le chef de l'état son excellence monsieur Macky Sall ndax bu ko dëgëralee Jolof dina ci gën a gis boppam ndax lii fi xew li ñuy wax tungu na du teew ñuy nataal la làmb daj la volet boo dem comme ni ma ko waxee sànq da nga fa gis lu Samba Ndiobène def te kenn mënu ko dindi kon nag ñun amuñu leneen lu gën a fort sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla sàmm njabootam yàlla sàmmal ko ay bëgg-bëggam ndax lépp dafa dëppoo xamante ni tey bu ko indee ci penc mi kenn ku si nekk gis ci boppam donc ñi ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di sant nag son chef de cabinet suñu grand Pape Sara Ndiaye ndax li ñuy wax lu ji njaaga moom mooy njaag grand Pape Sara mën nañoo wax ci moom ba suba te duñu jeexal ndax mag su àndeek ay xale ci moom la bis bu ne ñu wax ko wala ñu def ko lu war a tax mu dagg ñu wàcc mais keroog lay gën a mën a ànd ak ñun li may wax Abdou Kamil seede la ci Tayib Fall mi toog seede la ci grand Daouda seede la ci Ousmane Bass Fall seede la ci waa kër gi yëpp seede lañ ci bis bu nekk mi ngi rafetal mi ngi defaral le ministre Samba Ndiobène Ka donc bu ndaje mi amee dinañu ko sant bu ñu ko santee nag cant yooyu jëm na ci waa kër gi yëpp gis ngeen tey ni ñëpp yendoo waa kër Samba Ndiobène Ka ñëpp gis nañ seen taxawaay boo ci laalee kenn ñëpp jug seen taxawaay bisu tey bi yaakaar naa ñëpp gis nañ ko ñëpp rafetlu nañ ko di beral nag mention spéciale sama xarit yi nga xamante ni yàlla daf ma booleeg ñoom te politique taxul àddina taxul dara taxul dañoo juddandoo yarandoo ñii ci des ñu seq ay mbiri àdduna ba fasante ci kóllëre
am na tey ñoo xamante ne ni mën naa ca lim ku mel ne Ousseynou Niang ma la toog Dakar la xëyee léegi lay doog a yegg si Mansour Sakho mi seede la ci mbiri àdduna kese moo ñu boole woon ñu dem ba fasante kóllëre mu def déplacement de Dakar à Daara pour ñëw fekkee si bés bi noonu moo ko defee noonu la ko ñeneen ak ñeneen defee ñoo xam ne mënu ma leen lim mais moom firnde la ci rek donc dañ leen di sant dañ leen di gërëm di ñaan yàlla nañu yàlla sàmm yàlla suturaal ñu yàlla may ñu gudd fan ak fekkee lépp si daraja Seydina Mohamed